Je m'appelle Madame Ndiaye. Je suis la directrice de American Institute for English Language and Entrepreneurship, qui aussi englobe l'école bilingue, preschool, élémentaire d'excellence à Thiès. L'école baa ngi fii à Carrière, en face terrain Jamono. C'est pas loin de l'IA, l'inspection d'académie. Fi la ñu nekk. D'abord loolu parce que amu fi et puis aussi nekk loo xamante ne bi dafa méngoo ak jamono parce que tey ku nekk xam na importance su anglais fi mu nekk. Donc bu fekkee ne dañu bëgg xale yi c'est-à-dire ñi nga xamante ne ñoo ñu war a amee le futur il faut que ñu dégg làkk bi il faut que ñu dégg anglais lu tax parce que loolu moo leen di permettre bu ñu génnee bitim réew wala ñu bëgg a jëflante ak waa bitim réew ñu mën a làkk mën a waxante parce que ki ngay liggéeyal wala ki nga war a jëflanteel il faut nga wax nga dégg bu ngeen mënee làkk nag wax nga dégg loolu moo tax ñu indi ko am importance muy d'abord l'anglais. Deuxième bi mooy l'entrepreneuriat parce que il faut que ñu commencer nag liñ daan wax naan ku jàng di nga texe mu nekk ku jàng di nga texe ku jàng war ngaa mën a am dara soo amul liggéey bu ñu la jëlu liggéey nga liggéeyal sa bopp parce que jàng wuti xam-xam la. Donc ñun loolu moo tax ñu ubbi école bi pour jàngal nit ñi anglais bi nga xam ne dina leen permettre ñu mën a communiquer ak extérieur mais aussi seen njàng jariñ leen. mun nañ ne ñëpp xale yu tuuti yi 3 ans ba 4 ans parce que langue bi bu fekkente ne dañoo bëgg xale bi xarañ ci c'est-à-dire mën a jàng activités yi ngay jàng ci école nga def ko en langue anglaise il faut que mu am base ni ñu leen di jàngale français bi ñu jàngale leen ko anglais bi ñu mën a ànd ak ñoom ba terminal loolu mooy bilingue c'est-à-dire nga wax ñaari làkk mais bu fekkee ne yow tuuti nga ci mën wala ay moo nga ci mën du la tax nga nekk bilingue donc da ngay mën a làkk-làkk bi loolu moo tax ñu jël 3 ans ak 4 ans c'est-à-dire même 2 ans et demi 2 ans 3 mois na xale bi mën a wax rek mais moom limite bi mooy 4 ans parce que bu ñu dépassé loolu suñu objectif duñ ko mën a atteindre te ñun suñu objectif mooy xale bi dégg làkk bi on a 3 salles loolu la ñu mën a contenir parce que njàngum làkk wala njàngum excellence mënta laaj lu bare parce que ku nekk xam nga tey ji bu ñu la dugaloon ci salle defal ci nombre bu mag tuutee cay génn ñun nag bëgguñu tuuti génn duñu bëgg ñëpp génn ci moo tax ay salles yu ndaw la ñu am ay salles de 13 au maximum suñu salle 25 du ci def te fii même sax amuñu ko maximum duñ ko dépassé. comme ni ñu ko waxee xale bi mën a génn mën a am dara parce que boo nee entrepreneuriat ñu bëri yaakaar dangaa war a am ay millions wala nga am ay milliards wala xëy na du man jàng naa waruma koo def du loolu entrepreneuriat mooy nga defal sa bopp nga liggéeyal sa bopp parce que toll nañ ci jamono goo xamante ne bi gouvernement mënut a jël ñëpp privé mënut a jël ñëpp waa ñi ci des kon fu ñu jëm tey jii bu njëkk dañ daan wax ay 100 nit jàng wala dañ daan wax sax boo jàngul doo am mais tey gis nga li fi jàng lu tax amuñu mais jàng nañ entrepreneuriat bi moom mooy lii résoudre loolu mooy xale bu mën a génn terminal ñun de li ñu ñaan yàlla bu ñu ko nee li ñu def xale bu egg terminal incha allahu rabbi di nga génn ak sa business mooy suñu objectif parce que dès la première nañ ko bàyyi ci xale bu tuuti nag bi ñu fu duggee nii am 2 ans 3 la ñu commencé di leen am nañ suñu méthode di leen préparer di leen ko jàngal di leen ci tàggat di leen won ne yéen kat da ngeen a war a ubbi seen yëfu bopp da ngeen a war a am seen yëfu bopp da ngeen a war a liggéey ndax bu dul loolu gis nga diw buggoo mel ne ñooñu yow da ngay am liggéey da ngay liggéeyal sa bopp loolu mooy li gën mooy njëriñ sa ñu tàggal leen civisme bi ñëw moral bi ñëw bu ñu àggee première plan d'affaires bi taxaw terminal ñu def seen ba génn ak moom même xale bi bu bëggoon a génn jàngi fu mu mënti dem mais lu koy tere mu empêché ko mu def business bu ndawam mais dëkk yu mag yi ñu fi gis looloo fa nekk looloo ko développé parce que tey jii yow soo jàngee ba am sa baccalauréat ubbi sa dara mais Facebook lu mu am gis nga ko fa mu jaar kii nu mu tudd kii sax Microsoft Bill Gates baccalauréat bi ni ñuy wax fi sax amu ko te tey gis nga fi mu ne donc nañu tàggat xale yi ci ñu ubbi
ubbi seen xel utiliser seen xel utiliser seen loxo li ñu xam def li ñu bëgg mën a jëriñ seen bopp mën a jëriñ seen réew mën a jëriñ seen njaboot. waxtaan nañ ci tuuti parce que boo gisee comme ni ma la wax American Institute for English Language and Entrepreneurship ñu ko commencé depuis 2017 di jàngal mag ñi pratiquement professionnels yi élèves yi ak étudiants yi loolu moo indi ñu gis tàggat ko gis ne lii problème la parce que mag ñi ñëw di jàng kenn mënu la cee jox 5 mois yoo ko jàngale njàng mu ko jëriñ ku ci def 1 mois 2 mois dem nga fi yaa nga tukki ñu xam ne lii du mën a dem ca comme ni nga ko waxee langue de communication la muy fii di bitim réew foo génn ci àdduna bi léegi da ngay laaj jàngale donc da ngay wax ak nit ñi yenn saa nga wax ak yenn autorités yi ñu ne la wéy wéy c'est une bonne idée mais kenn du la ci defal lenn encouragé wala def dara parce que gis di nga ci gis koo xam ne day tukki ñëw ne la madame Ndiaye man de dinaa ñëw nga jàng ma ndax li ma doon ni mais duñ ci def fulla gi duñ ci def fayda gi ba mun ko def muy perte bu mag suñu dëkk moo tax nag ñun ñu décidé ne lii mënul jëm kër nañu commencé dès le bas âge jàngal xale yi parce que quand même président wax na ko 7 ans xale bi di ko jàng làkk ca boo paree wëlbati ko fayaat nit mu di la jàngal y'a problème parce que liñ ko jox ci heure matu ko te xale éponge la boo ko commencé dès le bas âge di ko jàngal dina ko mën a def naa 30 ans États-Unis te loolu moo tax ma bëgg a jël la ma fa jànge pendant 30 ans nekk ci université nekk ci département de développement parce que fa ma doon liggéey quand même loo xamante ne bi moo doon njariñ état bi ma nekkoon mooy état d'Ohio luy soqali état bi liggéey naa ci moom laa bëgg a jël nag indi ko fii parce que loolu rek mooy doxal parce que làkk comme ni mu ko waxee mais nit ki il faut mu dégg ko handicap la tey France ñu ngi bàyyi seen làkk français di jàng anglais ak di ko wax Macron ba mu demee États-Unis lu mu làkk kii da ko wax anglais bërki dee ma njaay la ma benn nit woo fii ne ma dama am inscription dama war a dem France dañ ko rejeté looy jàng mu ne ma anglais ma ne ko kon de léegi àddina bi tukki France ma daan jàngale français léegi yow mu coloniser la jox la français bi léegi nga wëlbatu ko demaat ci moom mu lay jàngale anglais mu ne ma ne ko war nañ seetaat suñu bopp et c'est à nous de le faire ñun ñoo war a gis ne que àdduna bi lii la laaj lii la def ñu orienté wu ci def loolu pour suqali ko parce que njàng itam loolu lay jëriñ ubbeeku mais bu fekkee ne dangaa jàng ba pare te teewul la yow fa nga nekkoon ba tey jóguloo fi c'est problématique ay jullit lañ man jullit laa am na ñeneen chrétien mais ku nekk war ngaa jàng sa diine xam lu la sa diine wax parce que diine du rek julleek woor diine day tëgg nit dalay tax nga jub dalay tax nga def la nga war a def dalay tax doo lor sa moroom doo lor sa dëkkandoo doo lor kenn parce que jàngal na la bu ñu nee civisme tey jii ne moral mais ci diina la fekke baax donc ñu bëgg xale yi tey parce que boo ko xoolee tey wax dëgg yàlla mërs jeex na ci dëkk bi nuñ koy dellusee mooy ñu delluwaat ci diine jël exemple yi ni ñu doon doxale ba tax ñëpp jàmmoo ñëpp nekk ci jàmm ku nekk respectante ñu delloo si ko waat parce que nit ki quand même dafa war a am fu mu luy nekk repère am mooy lan nga dellu ci li nga gëm boo nee jullit nga war ngaa def comme jullit parce que nee nañ la jullit moroomu jullitam dafa war a nekk loo xamante ne di du sa làmmiñ du sa loxo du sa dara lu koy lor mais suñ ko defoon tey suñu àdduna bi dina gën a neex mais xale bi bu xamul loolu naka la koy defee loolu moo tax ñu indi éducation religieuse parce que xale yi dañu war a mën a xam loolu yëpp dañuy dem jël ci diine li ci diine wax boole kook leneen lañ leen jàngal comme ça mu mën a tëgg xale bi mu nekk xale boo xamante ne bi du jalgati du yàq ca biti lu nekk ci biti mu xam ne moo ko ay moroom a ko bokk dëkk bi yëpp ko moo du ko yàq parce que am na ci cër ñeneen am ci cër donc yooyu la ñu bëgg a delloo si ko jàngal leen ko ñu xam seen diine lan la moom la ñu bëgg parce que éducation fépp la du benn rek éducation du jàng école rek jàng àdduna jàng école la jàng diine la jàng lépp la donc su fekkee ne bind nañ ko ci document décret ne éducation lii da cee nekk éducation religieuse ngi ci civique ngi ci morale mais lu tax duñ ko def pour mu wér pour mu complet pour xale bi complet loolu lépp la xale bi soxla mais mënuñu koo jox benn partie moom li ci des fu mu koy jànge mu jàng ko ci mbedd mi wala mu jàng non
éducation la ñu wax éducation mooy lan mooy yar xale bi nga amee ci sa kër boo ko yar da nga koy yar ci lépp da nga koy yar ci mu wax dëgg da nga koy yar ci mu respecté la respecté moroomam xam na muy doxale bu mu yàq bu ne ça fait partie de l'éducation et loolu religion ji ci exemple bu kenn mënul werante donc mënuñu ko bàyyi de côté il faut que ñu puiser wu ci loolu mën ko booleeg njàngum àdduna njàngum diine pour xale bi mën a complet parce que njàng moom loolu la moom àdduna nga koy jàng nag àdduna bi façon yi bëri na lu ne ci njàng liggéey bi ci la comme ni ñu ko waxee comportement bi ci la lépp ci la mais éducation bi day ñëw pour mu nekk quelque chose de complet li américain di wax the whole nit ki mën a complet loolu moo tax ñun ñu dugg ci loolu parce que c'est pas question de choix bii rek la wala bële parce que nit ki tey jii du choisir ne man nii rek laay doxale boo nekkee ci société dafa am loo xam ne dafa la war yow sa biir kër ak ci biti donc ñun loolu la ñu bëgg a boole tëgg comme ni nga ko waxee tëgg nit koo xamante ne gi ni mu war a mel ba tax société bi mën koo jëriñoo mu jëriñ ay waajur loolu la ñu bëgg a def ni loolu dafa nekk lu am importance parce que li may wax parents yi bu njëkk suñu yaay yi wala suñu nee suñu maam yi ak suñu maamaat yi ñu nga toogoon ci biir kër ga génnuñu xam nga di yar seen njaboot tey jamono dem na ba tudde noo xamante ne gi jigéen yenn saa yi soxla na génn mën a dimbali borom këram wala mën cee jàpp pour ñu mën a am ndax société bi changé su école ñëwul la nga xamante ne bii xëy na maam waroon na koo def yaay papa waroon koo jàngal wala mu am jot mën ko jàngi feneen bu fa nekkul xale bi du ko xam xale bi mën na dugg ci loo xamante erreur sax moo ko ci dugal parce que kenn mosu ko cee yee kenn mosu ko cee yee xamu ko léegi dugg na ci loo xamante ne ni mënul ci cee génn mu daal di faf la ne mais bu fekkente ne bii jàngal nga leen nga indi sa diine indi sa société ne lii de sa société bugg ko sa diine buggul lii nga tàggat ko ci wax ko nag lu tax bu ko ne rek bugg ko lan moo tax ñu ne la lii warul nekk ak lii warul nekk xale bi doone 100% xëy na ñëpp di dog de mais ma ne la même bu la ñaar ñett déggee bañ koo def sax ba tey c'est un succès moo gën rek bañ a wax dara donc école bi dafa di loo xamante ne bi léegi position bi mu war a jël dafa war a gën a am importance sax bu njëkk parce que parent ba daan def la mu doon mun a def ci doomam di ko xool fi mu ne nii bu ko école deful rek dégradation bi day yokk parce que parent nekkatuñ ca kër ga ku ci ne xëy na 2 heures de temps ngay am ak sa njaboot soo ñëwee da ngay sonn yaa ngi ne siiw mucc ñu lekk wala def la njab ba ku ne dem tëdd donc kenn xamatul sax sa doom da nga yaakaar ne xam nga sa doom mais xamoo sa doom ba nit ñëw wax la dara nga ne déedéet du ko def mais yow xamoo sa doom parce que doo ko gis doo nekk ak moom doo ko laaj donc li ñuy obligé di ko def mooy di leen remplacer ay di leen jox ay nu ma ko tuddee matériel c'est-à-dire téléphone dàll bu cher lii pour compenser la ma toogatul ak moom téléphone yi parent bu nekk war na ko def mais bi fi téléphone amul nu ñu daan communiquer mais école sa doom bu jàngee nga xam ne heure bii lay war a wàcc mais rien n'empêche le parent nga woo direction sama doom lii ak lii ak lii ñu jëf ko mais léegi prétexte bi mooy duma ko woowee duma ko jot mais sa doom buy jàng ci biir classe ba waroo koo woo ba di ko jot téléphone yi technologie ba loo xamante ne bi danga ko war a yow contrôler mais waru la contrôler yow léegi nag c'est le contraire téléphone yi ñoo ñu contrôler xale yi kenn liiratul dangay toog fii léegi ci kër ñépp toog famille bi ku nekk yaa ngi ci téléphone kenn waxatul ak kenn jàmm santiwutel kenn ñépp a ngi ci téléphone bi on est loin on est près dañuy toog jàkkaarloo mais on est loin de chacun xam nga loolu dafay doy waar réseaux sociaux il faut que ñu yeetante parce que yow mënoo ne sama doom bàyyil téléphone bi baaxul ci yow boo wàccee bu toogee nga ne ca sa téléphone mënut a wax ak yow koy boo ko naan bàyyi ko yow da nga koy mën a bàyyi ñuy laaj nag ñaan képp koo xamante yaa ngi indi fii sa doom bu ñu koy def ñu jàppale ñu ci parce que ñun téléphone bi moom du fi ne suñuy maîtresse sax seen téléphone bu ñëwee dinañ ko check ci direction bi teg ko fa ñu joxe suñuy numéro
waaw ñu joxe suñuy numéro école bi bu ñu soxlaa am urgence ñu woo leen mais munoo ne tey ji maîtresse bi nañu tere xale yi bu kenn utiliser téléphone yow nga jël sa téléphone ne ci classe bi donc exemple moom li ñuy wax naan doing by action loolu la ñu bëgg parce que man dama ne lii dama ko jël man comme sama devoir sama engagement sama façon pour contribuer au développement de mon pays et de ma région parce que Thiès laa juddoo parce que yàlla may na ma génn nekk ci biti nekk fa 30 ans macha allah am liggéey yu am importance contribuer ci développement état bi ma nekkoon ndax responsabilité yi ma amoon ma ñibbisi nag parce que samay waajur ñu ngi mag bëgg leen jege bi ma ñëwee pour man li ma mën a def mooy dem ci jeunesse bi parce que je suivais de loin xam naa ne y avait des problèmes ma ne nan laa mën a ñëw man pour contribuer ci développement bi ma xam ne éducation rek laa ko mën def mënu ma ko def parce que du ma am benn rapport ak benn xale di jéem ci moom lenn loolu damaa nekk moom ci biir classe di ko jàngal mu mun maa déglu bu ma génnoon ci mbedd mi tey ji moo xam bu ko neexee saaga ma wala wax leneen mais bu ma nekkee ci classe bi au moins le respect est là dinaa mën a jéem a impacter ci xale bi mën koo sensibiliser mën ko won léegi man li may wax rôlu état sama rôlu keneen Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom su état dee def privé def particulier def danañ mos a daje man li ma bëgg mooy li ma jàng xam ko vivre ko mu indi ko mu nekk comme exemple boo xamante ni sama yeneeni moroom yu am école daan ci mën a sukkandiku ñu jéem a def changement parce que ku nekk xam na ne école u Sénégal moom am na problème ku ne xam na ni war nañ koo changer mais ku nekk xëy na mu ngi toog di xaar mu changer te ñun ñoo ko war a changer donc su ma toogee di xaar état mu financé ma te état xamul fu ma nekk financé wu ma du dem su ma toogee di xaar bonne volonté c'est la même chose dama jël sama dërëmi mbokk ak nit ñu am seen doole ñu ma yaakaar ñu ñëw jàppale ma ñoo xamante ne xam nañ ne li ñu war a def dafa war a nekk ñu àndandoo liggéey ko parce que li ñuy wax jëf moo ko gën loolu laa bëgg a def muy action li may ñaan mooy waa Thiès surtout waa Thiès jox ñu possibilité bu ñu indee seeni doom ñu won leen naka la jàngal leen parce que lu ñu ko bëgg-bëgg ak lu ñu bëgg changer te amuñu fi xale yi du dem ñu xam ne nag éducation c'est un investissement bu ñu la nee sa doom bu génnee fii du taxawaalu mën na laa war a jaral lu ne noonu la war a nekk parce que école loolu la war a def école dafa war a gis loo xamante ne nii c'est le futur fa la dëkk bi jëm école anticiper ko tey jii suñu nee pétrole mais war nga génne ñu xarañ ñoo xamante ne nii dinañ ci mën a liggéey suñu toogee tey di wax pétrole ñuy xeex kii ñëw na fi kii defu fi lii ñu ngi koy jox kii ñu ko def mais suñu ko amoon wala ñu investir ci domaine boobu ba am li ko war a liggéey wax du am mais nit ki soo amee pétrole te tey jii buñ la bàyyi woon ak pétrole bi dara nga ci mënul faaw nga jëli ñu ko defar nga mën cee am donc bu ko defee il faut nga partager mais li école war a def mooy di anticiper parce que école du quelque chose de stagnant da nga war a recherche yi dem ci lan mooy futur lan moo war a ñëw d'ici nangam lan moo war a am école mën a anticiper génne ñoo xamante ne bu loolu ñëwee dinañ ko mën a def mais suñu jàng dafa nekk ci léegi ba nga xamante ni dafa théorie ba il faut mu changer parce que école warul stagnant mais école sénégalaise dafa stagnant parce que lenn du ci changer ñu ngi def des formations yu bari mais formation yooyu ba tey y a pas de pratique ku ci génn boo ko dugalee ci biir mënu ca dara donc y a problème donc il faut qu'on couple les deux il faut qu'il y ait les théories mais aussi la pratique pour mu mën a dem États-Unis man ba ma fa nekkee comme ni ma la wax
je travaille pour le département de développement donc tout ce qui est de développement pour État d'Ohio liggéey naa ci que ça soit niveau régional ba niveau bi ñu demee ci ce qu'on appelle l'État d'Ohio 95% développement dëkk c'est sur le dos des petites et moyennes entreprises amul leneen parce que petites et moyennes entreprises ñooy créer liggéey ñoom ñoo koy créer ñi mag ñi bu ñu demee dañu nekk niveau de saturation en un moment dinañ egg foo xamante ni dootuñu jëlati kenn mais ku ne tey jii yow soo ubbi sa compagnie jël ñaari nit ma ubbi jël ñaar keneen ubbi jël ñaar mais 6 a ngi liggéey déjà benn compagnie bu mag mënu woon a jël 6 personnes donc petite et moyenne ñoo ko am ñu nekk ci di ci liggéey couplé université ak entrepreneuriat bés bu ne maa ngi koy dégg ñu koy wax mais il y a une façon de le faire parce que tey élève ba nga xamante ne bi mu ngi ci classe bi di jàng théorie jox leen ko opportunité bu mu ko mën a pratiquer bu travailler avec les petites et moyennes entreprises pour faciliter noonu la mën a nekkee petite et moyenne entreprise bi nga xamante ne amul xaalis bu bëri se porte volontaire ki nga xamante ne bii moom mu ngi bëgg a appliquer xam-xamam amul fu mu ko def ñaari daje muy gagnant-gagnant et ce que bu ñuy wax ne private privé plus éducation partnership loolu la public bi day ñëw état day ñëw privé ñëw école ñëw ñu boole mën a tëggaale ki nga xamante ne bu génnee suba dina répondre aux besoins de l'état nu ñu ko waxee de son pays du pays ouais. man li ma ci gis bi ma ñibbisee ba tey suñu waxee plan bi ba defar ko comme ni nga ko waxee day neex a dégg ci nopp vraiment lu baax mais exécution bi mooy problème c'est là où li ma gis man Sénégal exécution et continuité mooy problème te un projet bu amul loolu is doomed to fail du mu dem fenn parce que tey ji boo dugalee 1 million ci benn projet mu yem ci 1 million ba du la jëriñ dara 1 million foo ko dugal bu la joxul 2 millions na la delluwaat 1 million ba. gis nga début bi business moo mel noonu début bi on peut pas s'attendre à des bénéfices li nga mën a am mooy break even mooy naa ne couvrir sa ay frais say dépenses donc ñun gis nañu bu ñu amee 45 yi dinañ ci génn comme ni nga ko waxee aussi suñuy professeurs yi jël nañ leen di leen fay loo xamante ne bi yaakaar nañ ne du tax ñu xalaataat ñu ngi fii ci classe bi di jàngale waaye ñu ngi xalaataat fu ñu dem parce que liñ leen fay baaxul waaw di xarimat bugguñu ko de ñun on a déjà investi ci suñuy professeur di leen jàngal anglais boo xamante ne bi tey bu ñu wëlbatikoon di ko fayal seen bopp amaana duñ ko ca def ndax duñ ko ci néeg a def parce que excellence la ñu bëgg donc 45 yi doom bu ñu ko amee dina lu dime bu ñu ko amul nag dinañ soox mais ba tey comme ni ñu ko waxee ñun on veut prouver waaw et on veut prouver que c'est faisable donc bu fekkee ne ñun ñoo ci gën a continuer di ci def dinañ ci def ba nga xamante ne bi fi ñu bëgg a àgg ak li ñu bëgg nit ñi gis ko dinañ gis ne c'est faisable début bi nag dina metti parce que li ma gis le Sénégalais buggul jamais nekk premier toujours il faut ñu dégg ne diw def na ko ma doog a ñëw mais boo leen ne ay ca man ku nekk da ngay toog di xaar ba keneen dugg ci nga doog cee dugg. war nañu nag moo tax nag chaque fois bu ñu nekkee di wax dañoo war a am rupture ak France dañoo war a am rupture mais rupture bi ku koy def bu fekkee ne tubaab nit ku ñuul na yow sa mbokk ne yow ubbi na nga bàyyi ko fa tubaab bi ubbi nga def ko defoo rupture parce que sa mbokk mi nga war a dimbali ba mu tax mu toog ci dimbali wala ko yaa ngi dimbali keneen. donc ñun fii rigueur la ñuy doxal résultat la ñuy doxal xaalis boo defee lu baax rek dana ñëw mais boo amee résultat yu pauvre quel que soit alpha benn yoon la dootul ñaar te ñun c'est pas notre objectif moi je suis professeur de qualité je mise pour la qualité laa xam qualité laa bëgg lu dul qualité bokkuma ci parce que quand même mënatuñoo nax suñu bopp ñu ngi ci dëkk fii ne Sénégal il faut que ñu defar suñu dëkk parce que bu ko defee ñun ñëpp ñu mën a
am l'Amérique en Afrique parce que Sénégal mën na ko parce que nit ñi bëgg nañ lu baax. ñëpp moom la ñu war a adopté parce que moo tax ñoom ñu nekk fa ñu nekk ñu ne moo tax ñu nekk grande puissance dañuy liggéey gëm li ñuy liggéey di ko saytu di ko def di développé liggéey rek mooy fay y a pas de cutting corners ni ñu ko waxee short genn wàll 100% au moins boo misé ci 100% boo amul 100% am 90 wala 85 mais boo misé 50 genn wàll sa dooka loolu la madame Ndiaye def pendant 25 ans bi ma ñëwee essayé naa ko fii ci biir Thiès j'ai essayé pas mal de petits projets au niveau des écoles former des jeunes maa ngi commencé woon ci club d'anglais yi au moins pour les former en leadership en développement personnel et les faire retourner ci seen localité fi ñu dëkk ñu développé ko comme lu ma la wax li ma yàllay may du ma ne jeexul parce que yàlla dina ko ne may mais macha allah du ma ne du ma fi dund fii ci Sénégal lu ma dundul woon wala am fi lu ma am lu ma amul woon donc man bu ma ñëwee fi mu ne nii sama dëkk moo ma indi pour mu mën ci développer parce que man dama bëgg sama dëkk donc du ma milliardaire doo de mais yàlla may na ma macha allah xarañ parce que la ma liggéey parce que fa ma liggéey quand même tuuti wu ma fa woon loolu ma def noonu ma def ko liggéey ko ci état Ohio ba nga xamante ne bi dëgg la dem naa fa mu am ay résultats war naa ko mën a def fii ci sama dëkk tu vois petite et moyenne entreprise da nga leen di encadrer ñun projet yi ñu daan liggéey y avait 97 centres dans États-Unis 50 États yi ba mu mat on était responsable de tout ce qui est petite et moyenne entreprise boo bëggee jaay état ci ñun ngay ñëw soo bëggee créer ci ñun ngay ñëw soo ko bëggee agrandir ci ñun ngay ñëw boo bëggee jaay à l'extérieur ci ñun ngay ñëw donc on avait tout parce que gouvernement fédéral dafa dem ba xam ne petite et moyenne entreprise amuñu doole ñu jël de xaalis injecté ko ci état yi maintenant ku ci nekk toppatoo say petite et moyenne entreprise ñu tas ko ci état bi ba nga xamante tissu ñëpp ay ñëw fu petite et moyenne entreprise yi ñëw nga ñëw ñu dimbale la defal seen maa ngi ko dégg ñu koy wax incubateur bi su fekkee ne def nañ ko ak conseil bi ñu koy def c'est l'idéal parce que kooku nga xamante ne day doog a génn amul les moyens soo ko dimbalee ba mu dem ba taxaw nga doog ko bàyyi mu dem parce que bu dul loolu investissement bi yëpp mën na naxasaay ci loolu moo fi nekk parce que ñu bëri ñu ngi dem jël ko noonu rek taaba non il faut nga jàng ko yenn saa nga dem par chance réussir mais la plupart du temps duñu réussir première année deuxième troisième ñu fayit parce que il faut savoir comment manager xanaa rek di leen sant di leen gërëm ci jàppale bi ngeen ñuy jàppale di sant waa Thiès di leen gën a ñaaxaat parce que bis bu ne ñu ne ma pourquoi Dakar pourquoi pas Dakar pourquoi ma ne leen Thiès laay ñëw Thiès laay liggéey parce que aussi dama gëm ni décentralisation nii la mën a nekkee nga dem ci dëkk beneen dëkk Thiès yeneen région Dakar mën a décanter et puis nit ñi mën a nekk fi ñu nekk am fa yooyu parce que bu dul loolu toujours Dakar la